saga, so Jack worldwide. Fuck what the fuck are them a fi safe? Them that them wouldn't do them day. Them talk about me like every day. Me talk about them like not one day. France, everybody just a follow me. Yo, me can't be one on who that day. Me have to get up like every day. My 3 pints not go so easy. Now me feel me need a key for the city. One of the gen of them know who that fit me. Assalamu alaikum chers téléspectateurs, ici c'est Tyler Thailand. Aujourd'hui on est venu rendre visite à un jeune rappeur dénommé Six Wood Gubler. Ça se passe dans Nouakchott Urban Music. Peace and love, on va monter voir Six Wood Gubler. Ande amin do Arafat secteur 5 secteur 6 sul gëm la mën nigga c'est no best game nice lépp jàmm waaw sant yàlla bàyyi naka aar bi game waaw ñoo ngi ci bàyyi naka Nouakchott game neex na oui lui nag il fait partie des rappeurs les jeunes new school véhiculés nag xam nga da nga fi wax dara da nga ni ci new school yi laa bokk loolu soo ko waxee daf may neex xam lu tax parce que dama rap ak ñu Pape Skimi xam nga maa ngi wax caméra mi ma téye donc adduna bi daf koy gis rap naa ak ñoom Pape Skimi. rap nga ak ñoom Pape Skimi. ñoom parce que Serigne Touba dégg rap naa ak ñoom. yow kay wax Pape Serigne Touba. man day Baye Fall ngeen. parce que Serigne Touba. Baye Fall ma. de Baye Fall la magal bi fa laa nekkoon. wallaay dëgg la dëgg way naa ak ñoom Pape Skimi way ak ñoom Big Jazz ñoom Pape Diop ñoom Papa Militari ñoom Ouf Diouf. xam nga bokk benn crew ak ñoom Roi Hems force tranquille boobu maa ngi gën a nekk xale. yaa ngi dégg donc su ma toogee tey may wax ci news bi laa bokk damay kontaan ndax ñi fi nekkaloon kenn nekkatu fi donc su fi desee ba léegi xaw am li may def sax damay xam ni donc maa ngi ci dara daal donc sant yàlla rek. question bi ngeen mais yow depuis kañ bu fekkee ni yow depuis ñoom temps ñoom Roi Hems depuis ñoom Pape Skimi yaa ngi ci game bi donc yow yaa ëpp booy sagar yaa ëpp booy bagaas. su loolu léegi dama lay wax benn affaire bi may commencé waaye maa nekk xale bu ndaw. boobu 8 ans sax mën naa wax mais foo la woon quoi bi ma demee ba ma ay 10 ans may woy ak ñoom Roi Hems ñu bokk benn crew ñu ñoo commencé woy ci benn année. yaa ngi dégg waaw boobu jamono yooyu ay MCO moo amoon MCO boobu. dafa naan déplacé wu ñëw ba Rosso di ñu enregistré ñoo ngi doon enregistré ci ay rajo Sharp ak yooyu yaa ngi dégg xam nga loolu yàgg na. bon yow Rosso nga tàmbalee ron. Rosso laa tàmbalee di may nag booy mais xam bi ma continué bi ma demee ba mag dama mos a traversé benn étape xaw a dëgër genre dama mos a dem armée dama def 3 ans may nekk marine nationale. yaa may déglu instant yi nag xam nga laa xaw a bàyyi move bi 3 ans ngay dem ci armée ñuy sol sa bopp yeneen affaire ay yu kenn xamul yaa may déglu léegi boo ñëwaatee xam nga bëgg jël affaire day xaw a dëgër lu bees waaw loolu moo tax tey si ma waxee ci new school laa bokk damay kontaan parce que may wax ni donc xëy na damay teg ni new school bi teg moo tax ma nekk fi ba léegi. donc bon puisque yow yàgg nga si game bi yow instant bi Six Gubler yow waroon na la fekk nga am album. ok dama la wax benn affaire gars yi li ñuy calculer du baaxul xam nga gars yi dañuy calculer Mauritanie man pour man Mauritanie du moom laay calculer ndax Mauritanie nee naa la boo xoolee 4 millions d'habitants ñoo fi nekk boo xoolee 1 million yi ay frères musulmans lañ yeneen 1 million yi ak mère yi ak paa yi yaa ngi may déglu xoolal yeneen 1 million yi ñoo ngi prison 1 million yi des yi 500 000 yi ñoo ngi armée yeneen 500 000 yi ñoo ngi fi di traîner di chômer yaa ngi may déglu donc doon loo xamante ni war nga xalaat ni da fi am disque d'or te ma su ma demee ba di way pour ma réussir pour xool fi ñoom Youssou Ndour jaar fi artistes yëpp jaar ba tey tekki man tam ma jéem a tekki donc dafa am li may war a liggéey album doo wax album nga def fii nga jëm nga enregistré 600000 nga fay ko génnee album donc pour man loolu du album dafa am fu mu war a jaar xam nga xam ni yow di nga dee say doom di ci fay yëpp. maanaam daal miin sa famille album. musique balaa richesse waaw musique balaa richesse da ngay def recherche ba defee recherche ba pare nga jox gars yi lu ñuy soxla day dem daal. donc mun nga ko jaay donc yàkkamtiwu ma. Six yow xam nga yow bien vrai que ni xam nga quand tu fais de la musique xam nga ku nekk bëgg na si percer kala mu jiiɗa na waɗa musique ko pour yardude hen quoi ko pour avoir un nom être très connu tu vois
xam nga mais bon y a une réalité mauritanienne xam nga am na benn réalité ni bi nga xamante ni ñoo koy dund fii nii tu vois yow balaa ngay wuti feneen balaa ngay am benn gis-gis xam nga mais comme ni ko gars yi di waxee rek xam nga parfois yimɓe no mbiya haadema fusoyde Sénégal walla fusto gonɗa ɗo d'abord tu vois xam nga mais yow lan nga am pour tontu ci loolu yow gars tojo ko Mauritanie ok dégg naa li nga wax mu tax ma la Mauritanie kenn mënu ko toj xam nga man kenn mënu ko toj non gars yi ngeen non dégg ma wax la xam booy laajte musique sax dañ lay naan Rosso moom mooy capitalu rap ñëpp lañ koy wax ndax musique bi fa la commencé pour muy leer yaa ngi may dégg ku toj Rosso non dégg ñëpp a koy wax boo demee ci dégg ñi dégg musique dëgg-dëgg boo xoolee dama lay wax dara yow xoolal star yi fi nekk wala rappeurs yi fi jot a def dara fa la ñu soxee ko rappeur ba ma limal man la Rosso la jóge donc yaa ngi may dégg yow ci sa bopp xam nga ne Rosso foofu la affaire yi gën a yomb concert yi souvent dafay am programme yi day dem fii programme 11h mu tas donc ku traversé loolu nekk biir Rosso waaye ba ñëpp xam ni kii waaye na jóge Rosso ñëw workshop wala imposé rappeur yëpp téye la di la clash teg la bët nga war a xam ni donc fekkee tojoo ñoo la clash danañ ci wax dama posé question mais ma tontu la ci sa question ba pare yaa ngi may déglu boo ñëwee fii nga imposé am loo def gars yi teg la ice maanaam kii yaa ngi nekk ci dara toj bi naan ngay wax bi ni daal fii dafa yomb a toj dugg dóor benn clip ànd ak benn xale bu jigéen waaye suba gars yi di coow 6 te alors que ni jotoo fii def dara li ma war a def ko bari man pour man que ni tey laa commencé rap chaque jour damay wax ni tey laa juddu ci musique donc damay gën a liggéey toj nag moom ci loxo yàlla la nekk quoi yàlla moom bu la tàccoo moom ñëpp dañ lay tàccoo donc yàkkamti mu mais fii yow waaw dëgg tur mun naa la wax fekkee tur am naa ko ci musique bu fekkee tur ci rap am naa fi tur boo waxee six gëpp la ñu nga xam nañ mais ana leneen wax ñu ñi fi nekkoon lan lañ ci am ana rappeur boo gisee mu tekki ci musique bi nga gis ni kii tekki na ana rappeur boo xamante tekki la si affaire yi xayt bu ma xoolal c'est non c'est vrai advice tekki la si am de advice ko jotu hande waaw di amoon ñaam xaalis musique quoi ok mbir jàngar mu àll xoolal na dem ci kanam lépp lu mu bëgg yàlla na ko yàlla amiin du ma wax ci loolu yaa ngi may déglu mais pour man que ni bu fekkee tekki boobu ngay wax yow ma bàyyi musique tey mais surtout mi ngi nekk xaalis rap dégg ma fii ku nekk muy dund am nga ko xamal ko comme du ma fi toog nag di wax ci keneen yaa ngi may déglu mais mun naa wax benn affaire bu fekkee lekk rek xaalis li may lekk du ko lekk pour man ma confirmer la lu leer li ma lekk naa fekkee cachet lekk naa ay cachet kaañ boobu kaañu rap la wala biir musique moo la ko may lekk naa ay cachet yoo xamante ni concert na ñëw way 15 minutes nga am 600 000 lekk naa ko fi du benn du ñaar yaa ngi déglu rappeur laa naar laay way te Mauritanie xam ñëpp xam ne ni naar bi ak pulaar bi ñoo fi gën a dox boo wayee naar ñëpp lay déglu ndax mënoo gis ak pulaar boo xamante ni xamul luy xaalek yàlla def te may wayaale olof donc pour ma jaay samay produit du problème pour man mais jusque ni am na loo xamante ni gars yi dañ koy traversé man ko duma wëri tey c'est boo xee da ngay dem fii ba Atar dañ may woo souvent mais du ma fa dem am tax damay dem dëgg ay 1200 kilomètres dem war a way ñu def ma benn 150 000 ma war a xool ménagère bi la si jot may xool samay déplacement sama oto sax naanalu ko donc day gaaw a jeex loolu la lay xalaat lan laa bëgg dama bëgg a lekk loo xamante ni day dëgër am naa ay projets yi may def yàlla ma si yàlla jàppale ba mu sotti bu sottee lépp dina dox mais pour nag nit fii di xiiroo di ngaayoo ci affaire rap yi naa la jarul ñuy wax concert boo fasee concert 600 000 non si du mat sax 600 000 300 000 ngay am ndax boo xoolee 600 personnes 500 500 600 000 bu bëri bëri 600 000 lay doon bu fekkee passe 1000 bu yàlla 600 000 lan la mën a defal ni ngay liggéey sa album at ñaari at ngay doon di ci amee 600 000 loolu mooy déglu dafa am loo xamante ni gars yi dañ ko war a def seen biir xel yi rap doon loo xamante ni da nga koy fuccoo rap dafa tuuti pour nit maîtriser ko dafa yomb bindee wallahi jël dina boy bu ndaw bindal ko son tey suba defal ko benn clip mu bokk ci rap yaa ngi déglu donc du rap moo tax may wax pour man kay gars yi war nañu liggéey am leneen lu ñuy viser. bu ñu yow léegi six yow man dama leen laaj yow léegi yow boo may wax ci rap nga ne ma waruñu wax rap mais bu ñu waxul rap lan la ñu war a wax boo fi ñu foti xaal mais rap déggoo ko dum foti xaalee de déggoo xam nga man six jours double la boo waxee six jours double moom mooy six doomu Rosso yaa ngi dégg su ma demee tey ba Amérique kenn du wax doomu Rosso de Mauritanien bi la ñuy wax ndax dara pour Mauritanie laay yëngati yaa ngi dégg d'accord mais soo déggee man la rap jarul ñuy wax xam ci lan ñii di wax jiw star la jiw def na jiw am na li am na lee pour te dire que ni kenn amu fi dara ndax boo xoolee tey bu ñu duggee ci ay vote tey yow advice nga fi wax wala sipi nga fi wax nañ jël léegi def ay vote sipi ak benn Sénégalais wala sipi ak benn Nigérien day des ci ginnaaw ndax nee naa population ci boppam moo amul ku fi xaar disque d'or ñëwagul léegi da ngay génne liggéey pour mën la jaay disque d'or la moo koy maye vente moo koy joxe fii kan moo fiy jënd donc du loolu la ñuy gis pour man ki ni lan la musique dafa neex ku ko déglu dina ko consommer dem feneen xasaaniye bi jaay ko pulaar bi jaay ko ñëpp di ko consommer comme nigériens yi comme ñëpp lu ñuy def
tey seen liggéey boo liggéey boîte biir Amérique gars yi dañ leen di déglu parce que dañ ko liggéey. c'est-à-dire si je comprends bien il faut que population mauritanienne consomme rap rime si c'est ce que tu veux dire. consommer rap rime ba pare état bi nangu ci def loxo yaa ngi déglu boo tey tey nga gis benn Diamond di way ak benn Neo ci biir Amérique nga war a xam ne xam Tanzanie ñun gënuñu dara bu fekkee richesse ñun am nañ ko. c'est vrai yàlla ju ma bàyyi noonu yaa ngi déglu mais kii état bi jàppu ci population bi jàppu ci. yaa ngi déglu même bàyyi état bi du jàpp ci dara. dem lay wax population bi dem na ko daal rap rime dootul grave ba mu am ku dàq rap war a baax wala ku dàq rap indi max wala ku dàq rap Issa Kaïs dootul am ci rap rime man maa la ko wax lu mën naa ko garantir ndax bii rap di metti amul autotune amul dara ñoom ñoo ngi way muy neex te tey si tey ñoom même fekkee musique am na fu mu leen yóbbu mais nekkatuñu ci musique à 100 Issa mi ngi ne état bi lay clash war a baax mi ngi ne Belgique la nekk mi génn liggéey di max mi ngi ne topp tamit yeneen i affaire am peut-être bu fekkee ñun rap mooy tax ñuy kii du loolu quoi war nañu gën a liggéey population bi jàpp ci état bi jàpp ci pour ñu mën a dox mais bu fekkee rap bi fi amoon bu gën a grave mënatul am. waaw léegi ay autotune moo am ay suul ay affaire Sex Gëm la yow qu'est-ce que tu proposes yow li nga fi xas li rap rime yëpp parce que doo ko kàllaa ko foofu tu as grillé le rap rime. non c'est vrai. non dëgg laa la wax parce que nee naa la. tu as grillé le mot. gisuma fi talent gisuma fi loo xamante ni. non talent am na fi. talent xam la mooy wax talent bi nag. booy am nañu talent est-ce que am nañu studio bu nice bu ñu war a enregistré da ngay dugg booy dañuy bind seen i son yu neex. booy dañuy bind seen son yu neex dem studio war a enregistré gars yi foowee leen yaa ngi déglu alors que ni fii fële da ngay dugal sa son nga répété du neex nga dugal sax muy neex fii da ngay répété sa son muy neex nga dem nga dugal du neex amuñu ay ingénieurs yu baax ñi fi nekk benn loolu la ñaar lañ ci pour nga gis leen problème la yaa ngi déglu boo xoolee amul maison de disque amul dara fii ngay jël sama 3 000 dem ci benn gars mu defal la benn son tout droit nga way génn yóbbu sa son fan la lay mën a yóbbu moom musique bi déjà faaw musique bi ci boppam set. non wala faaw ñu am foo xam ne ay maison de disque yu nga ñëw dugg xam nga enregistré nekk ci projet nga jaay ko adduna bi di ko gis te la mooy manqué tamit fii ngay toog man boo ko testé fii 20 personnes yi fii nekk ay jeunes kenn si ñoom mënul yëngati caméra filmé kenn si ñoom mënul composé ba pare chaque jour nee naa rap bi nan lay mën a dem taayaloo dem jàng caméra kii dem jàng composé kii dem jàng lii kii dem jàng Sénégal yi noonu la ñuy def dañuy gis benn boy bu yore caméra am ci koñ bi rek rappeur la chaque mu tourné ñëpp clip moom mu am ci lu mu soxla rappeur bi am ci lu mu soxla mais fii rien lépp lay bëgg rek da ngay génnee xaalis te xaalis fu muy duggee xanaa kay moo jël sama xaalis man ma koy def ci rap bi rek ba kañ te way nañ fi ba sonn way nañ fi ba dee fekkee son amul son bu ñu mayewul waxtaan bi lu muy gën a kii dinaa la gën a expliquer. On va aller suivre le clip de Absen. Absen, c'est le petit frère de Advice. Il a fait sortir un clip mortel. On va aller mater ce clip et puis on va faire un comeback avec Sex Gëm la. wana malore ko ani debe ko mi cukole badara siforo mi kimi bella kisuka be no saka mawbe nene joni mi moni jinni ko million dollar kala pimi mi persa mi wofa dabe dara mi boy suda de beteji mi halane dara mi wadi take wombe dobe nobe mbahay dara see me with my boys niggas I'm in a gara I got to for dara do me hiko koma lera come for the dinner me e bidon better tell I turn out the mondo hataba you never see boo anybody can do like this yeah that's how you love them gotta come better I don't care Miko mi dado I'm not fair Haisa fudi lebi dane jiko pa mai chuma Mi nivo amko yasu tane elimande chuma Mi rapin mi worno yo parde gara doma Kongam ne kila suka bine no mobe koma Niggas wanna know who am I will show them Niggas wanna know who am I will show them Niggas wanna know who am I will show them Niggas wanna know who am I will show them Bounce, 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 bounce my job, and one day I'm broke. Gila young and they ready me. Just want to talk and sign for the love. And I beat to my enemies. Big up all Jacques, you know, so they to let go, say, they said it to me. All I made the young, what you gonna do? Yeah. Talking about me better, yo. Yeah, nigga, don't ask if I got a power. Yeah, we know that I bend and borrow the hacky, the budget, dwelling on you, and taking the duo, fuck me, duo. Gila me the pani, then me the same to me. Better bunny, but Andy Benji that come in. Never play me, go Allah hook me. I show me the pani, me, but the buzzing it. Kami kare jantade, chubale jantado. Kare ganyo awula betambo kona eba tasago. Me komi gift es kon pami, bells don't beat kalumbele rami. Sex Gëm la yow nga ne ko commencé nga rap depuis ñoom Roi Hems et tout ça quoi ak ñoom yow maanaam
yow bu ñuy wax yow si old school yi nga bokk quoi n'est-ce pas. waaw ci old school. voilà mais yow depuis lors du album xam nga man moom je ne sais pas mais dégguma Six Gabla am na mixtape d'ailleurs même def naa seetaan nga sama émission ak Ahmed François bon man question bi ma lay laaj mooy que gars yi dafa am benn rumeur gars yi dañ nee nañ yow tu as profité si Six c'est clip bu Hamzo Brain ak Leila Moulay xam nga ci extrait clip bi nga jël tu vois nga def si benn montage bu ndaw après daal fa nga commencé maanaam nga ñëwaat si game bi loolu est-ce que loolu yow loo ciy tontu. du wax la dara xam nga gars yi dafa am loo xam ne ñoom dañ ko war a def seen biir xol yi mooy que ni nit ki buy dem ba di xeex ak nit maanaam que ni yàlla lay xeexal ndax yàlla bu la mayee dara kenn mënu ci dara. ça c'est sûr. donc ñàkk a gëm yàlla nag. punchline. ñàkk a gëm yàlla moo tax nit ñi di wax loolu. sa man bu fekkee ay mixtape am naa fa ay mixtape yu dul jeex ay mixtape yu dul jeex def naa mixtape ak LSK dem génne mixtape man kese j'ai la tudd ma jógee foofu génne mixtape l'esprit moom moo am ay ni déggu am Six Wolf am Mani Mahgoor yaa may déglu bi ma defee ay ni déggu Moussa VFC daf ko dégg mu neex boobu Hamzo génneegul sax ñu tourné def suñu tournage lépp ba pare après ñu gis Hamzo génne su fekkee ñu tam suñu date eggoon na après ñu génnee ko mais pour man kenn di loolu moom mooy wax ji parce que fii gars gis nañ fii gars balaa sax léegi d'accord copié naa collé Hamzo Brain balaa may copié collé Chris Brown li tax moo copié collé Hamzo Brain oui loolu su ma ci quoi du man sax ndax xam naa ni Moussa VFC moom moo réalisé clip bi moom moo bind scénario bi et tout yaa ngi déglu son bi la dégg mu neex comme mu def lu ko neex mais dara tey sax su ma waxee que ni damay copier coller Hamzo dina ma neex quoi ndax réel la et puis damay déglu ay son am mi def lu nice donc balaa may copier Taïga ma copier Hamzo Brain. mais bon yow Six Gabla yow léegi man su ma lay laaj yow ban solution nga am pour rap rim développé wu yow man su ma lay laaj ban solution nga am. ok dama lay wax benn affaire fàtte naa la wax sax sama mixtape bi mu mujj génne Chi Gilep Chi moom laa mujj génne mixtape bu am 6 sons am naa benn son man ak Buzz Player. donc waaw def naa ak moom sound mixtape bi featuring nga moom. def nañu featuring génne naa mixtape yàggul donc loolu du moom mooy wax ci waaw fi nga waxee ak man loolu laay wax ak yow solution bi xam nga lan la gars yi nañu changé seen idée yi affaire bi du violence je fii dëkku jullit la lan la ñu war a njëkk a gëm ñun mooy que ni message bi muy daw texte yi nga xam te ni boo toogee di wax ak imam sax mu xam ne lii ku dul jullit mënu ko wax mais bu ñu toppee violence yi fii ay boy yu ndaw ñoo fi nekk dañuy gis benn Six Gabla mu neex leen ñu koy imité Six lépp lu muy dundee neex na leen bañ na ko ba su ma solee sama yére day am kuy photo wu yére comme si ma soloon mu def ko sama photo su ma àndee ak sama benn xale di way su ma gisee suba mu tamit tourné benn maanaam référence la waaw yaa ngi doon waaw référence la war a doon loolu nag soo lan la war a xool mooy que ni booy seen esprit dafa tuuti dañ lay gëm boo leen waxee lii moo baax loolu la ñuy jàpp yow la nga war a def da nga war a essayer teg booy ci yoon boo leen tegee si yoon ba pare boo yóbbee say projet fu ne gars yi da nga ko accepté mais boo waxee da ngay way ay affaires yu salté di yow ci sa bopp sa comportement salté ba pare nga bëgg a yee nit ñi loolu day xaw a yéeme quoi pour man que ni nit ki balaa ngay bale kër jàmm baleel sa kër yow ba pare. donc loolu ñoom bu ñu ko defee essayer nag def ay recherche essayer xool suñu culture sa Mauritanie moom moo gën a neex ci dëkk yëpp ndax am na wolof pulaar hassaniya soninké ci ku ne si ñoo am na culture bëgg boo jël mu nga si jël xam nga rap bi ñuy wax bi nii du tey la commencé xam Sénégal yi dañu lay naan rap ci taasu la jógee boo xoolee fii Mauritanie boo xoolee soninké yi am na façon bu ñuy def comme rap naar yi am na lu ñuy def comme rap halpulaar yi comme rap yaa ngi dégg loolu yëpp bu ñu ci gëstoo ñu jëlaat ko ñu essayé xool ñu ko tegee teg ko ci jamono ji tey daañu jaay ci boobaa musique bi tam dina dem conseiller booy nañu essayé jàng ndaxte boo jàngee dina la jàppale ci sa musique donc loolu quoi loolu bu ñu ko defee raxas xol yi tamit ñu xam ne nit moom bu brillé yàlla moo ko may quoi waaw nga xam ne yàlla moo ko may loolu boo ko gëmee affaire yi dina dem mais yow Six Gabla yow exactement yow c'est quoi ton problème avec Ahmed François hey mais man bi mu doon gëj yéen ñaar vous étiez des amis. ok dama la ko affaire xam nga loolu dafa doon page boo xamante ni dama ko tourné dama ko déchiré sax boobu du ma ci wax mais comme que yow yaa ma tegal te bii seetaan naa moom lu mu wax li ma bëgg nga ci wax lu tuuti parce que ñëpp xam nañu ñooñu ma dafa daan nekk ak man day ñëw sama gàll yi 8 heures mu may ko néeg mu nekk fa ba 8 heures ci guddi mu génn dem lu mu fay def li nag moom moo xam mu génn dem yoonam jàppal ma ko dara fekkee sama talent ma nag li ma capable def moom xam na ko ma wax la ci leneen 2006 laa ñëw festival bi salaamaaleykum ma ñëw bu ma gisee dafa ñëw ci man ni ma grand xaw ma ko de ni ma grand dama la fan s'il te plaît jox ma sa numéro. Ahmed ma wax loolu. non ci caméra laay wax. oui bu ma grand xoolal jox ma sa numéro ma jox ko sama number mu may woo dafa daan dem seen village férié mën del dra léegi bu fa ñëwee day
jël oto ñëw ci ma Rosso ñëw nekk ak man foofu jël sama ay photo meuble ke biir néegam faama quoi jàppee ma référence tam bi muy naan idolam laa quoi bi ma demee nag armée def foofu lu yàgg 3 ans yi ma ñëwaat fekk moom yi cartonné ñuy ànd tam guddeeg bëccëg ñuy ànd ci studio yi mu nekk sama gars ñuy ànd guddeeg bëccëg mais bi ñu demee ba ci biir ay wax yu sew commencé ñëw quoi wax yu sew yi après man ma ni non donc man li ma capable ngeen xamoon ngeen ko te ba tey capable naa ko dinaa ko defaat ma ñëw def retour may commencé di tour chaque jour may tour ba sama son fekk si benn comeback bu nice waaw may déglu ñëw def comeback ñëw ba samay son fekk si ko seen biir kër ñu àndaat ñuy gisee à chaque fois mu jël affaire bi def ci clash xam nga tey say ma gars yi bu ñu ma clashé parce que sama xol bonul ñoom ñëpp xam ne ni sama xol rafet mais xam nga ñu may clash walaay ndeysaan xale jigéen ñoo tax ñu may clash quoi fii rappeur bu ma fi clash dama nangu sa gel rappeur bu ma clash da nga nangu sa gel quoi rappeur bu ma clash rek rappeur bu ma clash merci ki la vie nangu naa sa gel quoi gën na gën fi la leen fekk fi la leen bay man du ma tax du ma naan jigéen la dañ ma bay non yow Mauritanie pour def buzz dafa yomb quoi Zayn barki yàlla réponse bi c'est très clair rap bi clashante xam nga pour man ci game bi la bokk mais warul dépasser le niveau yi quoi tu vois donc bon comme ni nga ko waxee rek tu as tourné la page et puis xam nga comme ñun nuñ koy waxee fii en Mauritanie maatala muhim quoi. xam nga loolu xam man boo xoolee musuma def sound di gré kenn si ñoom parce que pour man tey c'est que balaa may jël sama xaalis naan damay dugg studio wala sama temps sax di bind naan damay clash rappeur naa ko def ci leneen quoi way sama yaay wala way sama papa wala ma ne gars yi jóg nañ ngeen liggéey yaa may dégg donc boo xoolee man musuma ne clash ñoom ñoo téye seen ay clash di ma clash mais pour man ki ne amul solo quoi ndax nit ki bu ñu demee ba clash rek parce que dañ la tëgg bët te clash boobu nag may nga lu bari quoi ndax boo xoolee man nee naa boo xoolee ci at bi nii ma may rappeur bu ñu gën a clash booy bu jur tey di ñëw clash ma affaire bi ma si am ba neex quoi damay former samay booy bi ne leen son man leen son bi clash leen ma man parce que clash man da lay changé ci man yu boo waxee testé man góor jigéen la man boo waxee góor jigéen la dafa tax ma ne góor jigéen boo waxee sàcc laa dafa tax ma nekk sàcc man li ma doon man maa ko doon sama bopp te dara mënut a changé yàlla def ci man lu muy def ci man nag xam nga damay wax benn affaire xam nga ku jéggiwul géej warul rekku lal réew ma kenn maa ngi sant yàlla ci yàlla nu ma sàkkee nobody's perfect donc ku nekk day def ay erreur xam naa am naa ay erreur yoo xam te ni dama koy def mais yàlla mu ko yàlla jéggal fekk tam tooñ naa kenn yàlla na ma jéggal pour man tey loolu moo am solo quoi. c'est pour man clash bi ak yu ku bëgg a clash na clash quoi. ça yeltini mixtape walla yeltini album a faami a yeltini album taw an album ma o ko sehlaɓe maɓe walla yimɓe galle ketto ɗum an ka rapport legal waaw xam nga ok dama lay tontu ci naar sax tuuti pulaar bi xam nga mën naa ko mais dama si xaw a kii mais dinaa la lakkal pulaar tamit waaw لأن بريفير الناس شنو بعدين شغله هي تعطيك الدكتور قلبك مولي قلبك زين كوا لا عاد رابري ما يرقص رابري ما يرقص ندخ خارج ما خارج كونسير ما مليت دمنا كونسير نيجي دخل بس كونسير اللي ياتي دوس شيطاني موشي رابري مليت لا روايه واحده يعني ما يتفق والله ما يتفق شيء اللي يديك مرا ساقا من مجنون قاعد يشبهها قال يلا بو يساق دا فساق جيجاني باري mais te proposer chi te proposer quelque انا اللي بروبوز تعرف شنو ليش يسوقوا قلوبهم يشتغلوا يرشحوا على كثيرهم يمسوا منه ياكل يجي يبيع يعدلوا شي صالح دور اي صون يجي في اي تدني يا مي دي في اي خلم يجي في سي يو سكيلتير وايكو defar sa ay son nga def ay featuring ak gars yi nga essayer def ay vidéo yu rafet yu cher nga teg Trace TV gars yi di ko gis boobaa da ngay dem mu seen naan ñëpp xam ne nii seen culture dafa nekk am na façon bu nekk. bizarrement léegi Shof Diamond Yasir min rappeur ma andum staff. maanaam la plupart des rappeurs mauritaniens ils n'ont pas les papiers artistiques. est-ce que Six Gëble il fait partie de ces rappeurs là. non. c'est une expérience bi andi xibra man dafa am staff am naa staff Rosso am naa staff fii am naa staff Zouirane yow tuma mushkil LSK family chez LSK famille daf doon groupe boo xamante ni fii ñoo nekk xale ñoo ngi ànd man ak Kals ak Lino ak leer gi ak Jixa yaa may dégg ku nekk si ñoom dafa am ay lu muy calculé ci may waaw donc amuñu tamit producteur boo xamante ni mën nañu téye amuñu xaalis bu ñu mën a téye donc faaw ko suñu doon ndaw yi def ay bëgg-bëggam mais bu loolu yëpp weesoo crew la boo xamante ni pour man ni crew la boo xamante ni du tas quoi. Six Gëble instant bi aran xaala. yaa ngi wax mais. dama lay wax li am gars yi dañuy nax seen ay bopp nekk fii di réeré yeewu leen. gars yi dañuy yeewu quoi yeewu rap bi dafa jaaxal kenn. rap bi fii guerre rek lañ ci am. te guerre nee naa la sax dof yi sax am nañ guerre nañu noppal nag. guerre rek lañ fi am te guerre ku nekk am na guerre. ñu rap yi sax ñu fi gën a bari guerre nañu noppal.
est sale. Desert Eagle. Fais le dub, bitch, fais le prince, élégant. J'suis pas dentiste mais j'fais tomber des dents. Présent du talent mais aussi du grand. J'ai un stylo magique enfoncé dans le crâne. Au milieu du crâne, j'ai pas de kilos, même pas de grammes. J'ai pas de snap, pas d'Instagram. Ces bâtards veulent que je plane. Fais le dab, on fait le dab. On fait le dab, on fait le dab, on fait le dab. Sondo fait le dab, on fait le dab, on fait le dab. Paris fait le dab, on fait le taf, tout comme dab. En solo, avec un fusil à lunettes. Le game c'est pas un bédo, on l'allume pas avec une allumette. Tu me verras pas venir, même si tu portais tes lunettes. Anaconda du game, je vois que t'es serpent à sonnette. Le peur me suit, mon ombre en est jaloux. Après toi, perds tes dents si tu veux bouffer des cailloux. J'ai des super pouvoirs, j'suis un rappeur alpha. Rap rime fait pêcher le 6 me sert comme appât. Je creuse une tombe, j'enterre ta carrière. Je rappe mieux que toi même si je le faisais à l'envers. Je représente pas un checker mais une patrie. Tu veux coller le 6 c'est dommage, tu n'as plus de batterie. Elle est blanc, j'suis pas dentiste mais j'fais tomber des dents. Présent du talent mais aussi du grand. J'ai un stylo magique enfoncé dans le crâne. Au milieu du crâne, j'ai pas de kilos, même pas de grammes. J'ai pas de snap, pas d'Instagram. Ces bâtards veulent que je plane. On fait le dab, on fait le dab. On fait le dab, on fait le dab, on fait le dab. Sondo fait le dab, on fait le dab, on fait le dab. Paris fait le dab, on fait le taf, tout comme dab. Ça fait le dab. Tu peux pas me chausser, j'suis pas ta pointe. Vous venez de suivre le clip de Prince Salan. Maintenant, on a à ma droite le manager de Six Gobbler du nord de Primo. Primo, comment tu vas? Excellent sourire. En Primo, holko mbawɗa wiide men e Six Gobbler et liggéey makko puisque an woni manager makko. Quels sont les projets de Six Gobbler? Holko gonɗon e dow mum? Minen komin goni dow mum no heewi mais so yimɓe fof gandiri faaɗa a woɗɗoya. Ça c'est sûr. Et puis ɗo aɗa andi rek sohlani kada haalnen eyyi six nen liggo mais ɗo woni probléme mum min e hooram rappeur uji rek goni sehilam. Hede yow do dégluwo rap rem dégluwo pourquoi? Duma déglu rap rem parce que rap rem man depuis bim ko commencé déglu ba léegi ba xawma ay 98 ba léegi gisuma changement. Gisoo changement. Rappeur yaa ngi doxee carax di wéy les mêmes sons et tout ça. Bon yow lan moo tax nga nangu nekk manager Six Gobbler bon yow. Six avant tout c'est mon frère. Six c'est mon frère. Kii sama frère la, kii sama Bon ngay nekkul sa manager. non sama lépp la. sa lépp la quoi. pour muy leer quoi. yeah donc léegi ci moom kese am na Igor la quoi samay bro lañ ñoom ñoo yor sama lépp. ñoom ñooy sama lépp quoi. ñoom ñooy sama xarit. ñoom lay àndal. ñoom ñooy sama lépp quoi. mais léegi Six man je pense que l'émission touche à sa fin. xam nga c'était Six Gobbler dans Nouakchott Urban Music. mais Six man j'ai une dernière question. Yow Six yow qu'est-ce que tu proposes si concert yi nga xamante ni xam nga yimɓe ɓe pour ñalat ko habde nas e laayi daygu dans les concerts xam nga yow ban conseil nga siy joxe quoi. waaw pour ma ni loolu tamit day dellu ci ñi di organiser ak rappeurs yi tamit. wax ndax waaw pour ma ni loolu day dellu ci rappeurs yi ak ñi di organiser. fii gars yi defoon nañu ci benn concert kii bi ñu koy waxee Exprime. gars yi dañ lay xool ndegam yoroo dara ñu bàyyi la nga dugg cigarette sax doo ko fa topp. concert bu classe après gars yi di dem quoi violence nag xam am na fu nekk quoi fépp fu ñëw am na violence mais nit ñi tamit dañu essayer conseil nit ñi ndax jaru ko fi boo kiiyee sa frère nga jàmm te ci gën a bëri si nit yu ñuul la quoi nit bu ñuul bu gaañ boo xam ne bu ñuul affaire yooyu jarul quoi pour man kenn ñun ñëpp benn lañ xam essayer jàppalante idée boobu ñu dindi ko suñu bopp balaa may yëgi ci paaka naan damay jam nit ma dem jàngal Alxuraan quoi au moins mu njëriñam ma ci sama àllaaxira wala ma dem jàng école wala ma def loo xamante ni parce que xam gars yi dañuy wax benn affaire tey sport boo mënti def ci sa àddina da ngay def sport bi noonu rek de mais même bu la gagné jàppal ni kenn gagné wul ndax lu mu dee sax yow am na loo ci am daw nga xam nga ñàq bi daanu na suukar bi daanu na pour man kii ni gars yi ñoom tamit noonu la ñu war a xalaatee waruñu def dara amul sens nekk fii di xooloo affaire yi ñu ko fay jarul daal nañu changer esprit yi gars yi rafetal xol yi quoi. Dans tout ça donc c'était ça Nouakchott Urban Music mais avant de nous quitter
gars yi il faut que war na mettre best freestyle يا انا انت من لانا ناصرني مولانا موضر سامع بيها وانا لا كثر لسامي لانا انا انت من لانا موسيقتي فمانه خزات بك الكزانه درت راسك في زمزانه نو ماني فيك ورانك مي ماريجوانا دير 5 لاش فيك مقطوط على ذنبانه انا بوك سويك موسيقى نعدل البتيت نعدل البقيت فت قلت لك عند الوقوت انا سمعتي شواب فلانه وريتكم لهانه نو ما ننتيشكم لا حد ورا القانه لا نطق وزلت انا كنت مزلت نغلب ذا الجيل وحتى الجيل اللي ورانا 6 والقبله peace and love donc sama gars yi weekend prochain